mooy gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bis buñ dul fàtte la ci kanamu famille Cheikh Seydi Hadj Malick xalifa bi Serigne Babacar Sy Cheikh Mouhamadou Mansour yónni leen ñu ñëw teewu bis bi moom mi nga xam ni mën nañ ko jàppee premier avocat hôpital bi depuis bi mu nekkee ci xilaafa gi mi ngi du dañ ci di ñu jàppale di ñu épauler doon suñu avocat à la fois au niveau des populations et au niveau de l'État. Donc madame la directrice ginnaaw bañ la nuyu sa hôte yi muy le directeur adjoint de les Grands Moulins, nuyu la veuve de Ahmed Amar, le regretté Ahmed Amar. Ma wax li ma wax ci moom yépp duma ci dellu si nit koo xam ne nii xamoon na ni bis boobu dina ñëw ci moom bàyyi woon na ko xel ba compte barke boobu mu ci doon dox lu ñu xam ci lu bari parce que dañ ko xam fudul biir réew mi nga ànd ak délégation bi xam ñoom ñu leen di nuyu ku ci ne ci sa rang sa grade sa qualité di nuyu daayira Tidiane bi nekk Grand Moulin à travers notre frère Gana ñu ngi lay ziar di nuyu soxna Umu di nuyu tabaarakallah mbooloo mi fi teew yëpp muy conseil d'administration bi ak personnel du conseil départemental ak les docteurs suñuy wax hôpital docteur a tax yàlla na doon nag docteur yu baax yu dévoué yoo xam ne dañoo def seen métier sacerdoce di liggéey te yàlla tax donc yàlla na leen yàlla fay coono bi ngeen di daj di defal mention spéciale la directrice ci taxawaayam di wax rek li fi xew du dara lu dul un constat keroog yàlla dogal na Ahmed Amar nga xam ne dafa xam digganteem bi Serigne Cheikh Seydi Hadj Malick seqoon ak maamam ca Njaarne mu ñëw fi indiloon hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh matériel mooy ambulance ak un chèque de 25 millions devant le khalife général Serigne Babacar Cheikh Mouhamadou Mansour ci diggante doom bàjjen ak doomu nijaay mu tooñ ko ni ko yow nag duma la ñooru hôpital bi dugalaat fi sa loxo aussitôt dit aussitôt fait naka la ko wax ndeysaan ci pragmatisme bi ñu ko xamee woon légendaire mu ñëw initier ak l'hôpital di rénover le pôle mère enfant nga xam ne nii ci jumtukaay yi tax xale yi nga xam ne dañoo constaté ni lii ñàkk bakkan ci xale yi nga xam ne dañuy judd te duñu mat dafa lim bi dafa jéggi dayoo wax naa ko léegi sama discours 35 disons bébés meurent chaque année sur 1000 naissances 35 mères aussi fanweeri jigéen ak juróom di leen ñàkk seen bakkan ci bu ñuy joxe doom loolu nag moo waral initiative bi nga xam ni def nañ ko tey muy doon un grand pas vers vraiment le niveau ci hôpital bi ni mu war a doone niveau 2 lii daf ci doon màndarga bu am solo à partir d'aujourd'hui mën nañoo am yaakaar ni hôpital niveau 2 bi bu ñëwee dina fekk ñun ñu taxawaay bu mat sëkk ba chiffres yooyu ma joxe dootul amati ndax nag kuy joxe dund ba faf ci ñàkk sa bakkan yàlla nañu ump ñun ñëpp loolu neexul a dégg neexul a xalaat ba tax na daal ci gàttal parce que discours bi gudd na su ma ko waxaatee ba mu bisu mbégte la bisu kontaante la un constat une réalisation au bonheur de toute une population parce que population yi nag ñooy bénéficier ci soins yi docteurs yi taxaw temm ñuy wax rek ni hôpital bi bu ñu ko jàppee hôpital départemental dama koy faral di wax des fois nit yaakaar Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ci barkeem ca teega ca tabaarakalla la ko yàlla defaloon mu ñëw faju si fi ndax yaakaar wér man xam naa ci dara parce que da ngay gis ñuy jóge ba Kédougou di ñëw di faju ci hôpital bi donc du hôpitalu nii rek hôpital la ci kaw hôpital yi ndax dëkk bi mu nekk donc vraiment ñuy yëbbante rek nuyoo ci xalifa bi di ko wax ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaayam di remercier suñu mécènes yi nga xam ne nii ñu ngi jàpp keroog ba ngeen ñëwee def li ngeen def jigadiwoo leen ñu Sidi Lamine wax na ko léegi ñu bëri jaar nañ fi jox seen yéene ñii di ñëw di fi yokk ay taxawaay tabaarakallaa jigadiwoo leen ñu ngi ñaan li ngeen di yëngatu yàlla na leen si yàlla defal barke bu kawe seen jot ngeen dund ba Grand Moulin ak les sociétés que Ahmed Amar le feu Ahmed Amar bàyyi di prospérer
à jamais à jamais et à jamais di sant ñépp ñu fi teew di wax kontaan nañu amuñu lu dul ñaan yàlla na ko barke bi fekk fa mu tëdd ak ñi ma ko àndal yéen ñu fi bàyyi ngeen dese barke bi di wax wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la présidente, les Grands Moulins avec leur délégation di wax rek ne pôle mère enfant li ko sos lépp mi ngi tàmbali le 25 septembre 2018 keroog bi NMA ñëwee di offrir benn di ambulance 25 millions ak conteneur de denrées alimentaires à l'hôpital loo xam daf ko joxoon xalif bi retourné waat joxaat ñu ko entièrement. Donc si bis boobu je pense que madame la présidente wax na ko le khalife a invité Ahmed Amar à nous accompagner davantage dans le relèvement du plateau technique de l'hôpital et immédiatement après il est entré en contact avec les Grands Moulins qui est venu à notre secours. Donc c'est ce partenariat-là qui a abouti à voilà. waaw donc loolu moo sos le 25 septembre fi la lépp déparé loolu moo aboutir à ce projet aujourd'hui ñu am pôle mère enfant mooy jegele yaay ak doom pour que permettre que doom bu soxlaa yaay mu mën a egg ci moom loolu mooy projet bi donc pôle mère enfant bi loolu moo ko permettre ñu réaliser ko tey pôle mère enfant bi nag objectif bi mooy réduire le délai de prise en charge, c'est-à-dire boo soxlaa soin mu gën a gaaw d'autant plus que dañ fa def bloc opératoire def fa unité de néonatologie lépp loo xam si yaay ak doom ñi ngi koy soxla mi ngi ci biir bâtiment bi donc loolu ñu di ko rafetlu di wax ni tamit personnel bi li ci gën a am solo mooy personnel bi kii parce que defar ay bâtiment yomb na mais personnel bi ci liggéey te gis nañ ni am nañu ay gynécologue ay pédiatre sages-femmes, infirmiers et personnels de soutien de qualité et qui sont dévoués et engagés ñoom ñoo nar a jàpp ci liggéey bi ñuy am yaakaar que ni rek dinañ entretenir lépp lu nga xam ne ñu ngi koy def foofu pour liggéey bi gën a rafet pour résultat yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci projet bi ñu mën ko am. ñuy gërëm nag vraiment kàddu yi surtout gërëm la parce que gërëm bi dafay commencer ci xalif bi nga xam ne moom moo waral lii yépp ba nu egsi fii di gërëm famille Ahmed Amar di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di wax tamit ne li mu fi bàyyi vraiment Grand Moulin jàpp na ci bu baax je pense que mission bi taxoon xëy na moom mu dénk la li taxoon mu xam ni ñii bu leen waxee ñu jàpp ci dox nañ ko ba mu mat donc en 2 ans on a pu réaliser ce travail énorme qui malgré la Covid vraiment lépp def nañ ko ba nga xam ni egsi nañu ci tey fii ñu egg tey ba ñu egg ci jour inauguration bi di remercier personnel bi di leen ñaaxaar rek pour ñu gën a góorgóorlu pour ñu gën a entretenir kii yi pour que peut-être d'ici 2 ans 3 ans aussi bu fi waa NMA ak Grand Moulin ñëwoon ils soient aussi fiers qu'aujourd'hui loolu daal la ñuy ñaan merci beaucoup. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di jéggalu nag ci kàddu yi ñuy yëkkati comme ni ko mbokk mi waxee ndaxte nag sëti Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu fu ñu toog ñun amuñu pour jël fa kàddu ndaxte li ñu war mooy toog ci seen keppaar di taataan ñuy wax ñuy déglu kon tey bu ma fi ñëwee tey ñu jox ma kàddu ci ndigalu directeur général ak directeur des ressources humaines te suñu maam Mouhamadou Mansour daan na wax naan ndigal boo mënee defal boo mënul jéemal loolu rek nag moo tax ñu fas yéene yëkkati ay kàddu fi ñuy tàmbalee mooy dañuy gërëm d'abord kii nga xam ne tey moom la ñu àndal muy Franck Babar di directeur général des Grands Moulins de Dakar ngërëm gi nag li tax mu jóg mooy le 15 mars 2019 dañu fi ñëwoon pour indi benn don bu peinture bi ñu ñëwee fii indi peinture bi ñu ne nañu profité waale def visite hôpital bi
bi ñu ñëwee di def visite moom ci boppam bi ñu paree ci salle bële lañ nekkoon ci bureau madame la directrice fa la ñu dem toog mu ne l'hôpital a besoin de plus que la peinture wax jooju la wax mu ne hôpital bi li mu soxla ëpp na peinture parce que bu dee peinture rek fajul doomu aadama ni bu doon loolu la ku nekk peinture sa kër ba mu rafet nga toog fa di faju kon hôpital bi am na leneen lu mu soxla ci la ñu xool fekk hôpital bi amoon nañ benn projet boo xam ne ficelé woon nañ ko mais mu desoon financement moom mii mu taxaw ak directeur des ressources humaines engagé wu ne man naay ñëw bu ma ko manee weer wu ne xool ak directrice bi ak Fodé bi nga xam ne gisuma ko fi tey ñu maa ngi koy door a gis Fodé salaamaaleykum ñu ngi lay nuyuwaale au passage donc ñu nekk ci travaux yooyu ba tey mu jur lii te lii tey ji ñun ñi nga xam ne ñun ñooy wuyoo taalibe Cheikh ñun la waroon ndaxte hôpital boo xam ne mu ngi biir Tivaouane ñu duppee ko suñu maam Abdoul Aziz donc képp kuy taalibe Cheikh ci Sénégal war nga weer wu dee nga dompat ci sa salaire indi ko fii ndax lan ñun Tivaouane lañ yaakaar lu mu néew néew at mu jot dinañ fi ñëw benn yoon te bu ñu fiy ñëw dañuy ànd ak suñu njaboot te ku xam ànd ak njaboot xam ne lu ne mën na la gàllankoor man hôpital bi fanaan naa fi ak sama nijaay fii toog naa fekk moom guddi gàmmu minuit ba 4 heures du matin mu nekk sous perfusion moo tax keroog bi mu ñëwee am idée bi dama ko sant bu baax a baax ñaanal ko yàlla di wax nag waa hôpital bi ñu ngi leen di gërëm parce que nit ñu bari tamit jël nañ xaalis dugal ko ci béréb waaye du mel ni mu mel kon tey jii bu ñu ñëwee fekk lii nga xam ne tey jii moom la ñu jël dugal ko ci hôpital bi gis ne fa ñu ko soxla woon fa ngeen ko def dañ koy sant yàlla te dafay tax tamit ëllëg ak ci biir bu ñu amaatee leneen lu ñuy dugal dinañ ne ñii kat jar nañoo jox kon ñu leen di gërëm bu may gërëm directrice bi daanaka bu ma ko gërëmee mel na ni gërëm naa ñëpp wax ji nag mënul gudd ndaxte xam naa ne guddi na te fi mu nekk nii ku ci nekk bëgg nga yeewee ko donc ñu leen di gërëm di leen ñaanal yàlla rek lii ñu teg seen loxo yàlla na yàlla def ci barke. ci turu xalifatu al aam li taifati tijaniya Mawlana Cheikh Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Alxaaji Mansour yàlla dogal na mu yebal ñu fi tey ci loo xam ni yàllaa ko ci boole yéen it yàllaa leen ci boole sunu gani tey yi itam yàllaa leen ci boole Ahmad Amar rahmatullahi alayhi yàllaa ko ci boole te ba tey mi ngi ciy bokk ndax dem na waaye bàyyi na fi boppam ndax léeg-léeg nit dem yóbbaale boppam ku fi bëgg a bàyyi sa bopp nag da ngay sax ci mbaax te wolof nee na kenn du mën sa kanam mën sa gannaaw waaye jëfu tey ji bokku ci ki dem mën na kanamam mën na gannaawam ndax li mu fi bàyyee tax sëriñ bi mu ngi nuyu le président de la République du Sénégal moom mi nga xam ni fii ñu toog tey dafa aju ci responsabilité di nuyu ministre bi nga xam ni moom la ko dénk muy Abdoulaye Diouf Sarr ndax yéen ñi fi nekk yépp moom ngeen bokk wuutu di nuyu monsieur le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue di nuyu monsieur le préfet di nuyu chef de service yi fi nekk yépp di nuyu représentant Grand Moulin ak ña seq groupe bi yépp di teg nuyoo yu sell yu kawe yu bàyyikoo ci làmmiñu xalifa bi jëm ci docteur Franck Bavard
ak délégation bi mu àndal yépp ak discours bu sell bu rafet bi nga xam ni yëkkati na ko fii yal na leen yàlla fay. mu ngi ànd ak sunu jigéen di soppe di doom ci sëriñ bi di Latifa Diack di doom ci bàyyi alxaaji Lamine Diack mi ñu dëddu bërki démb yal na yàlla dolli ko leer ak njëggal ak yërmande muy wéyjur doon soppe doon xarit doomam mi ngi ci biir groupe Grand Moulin de Dakar. di nuyu représentant NMA di ci jiital Claude Demba Diop di ko defal nag mention spéciale ndax fa yéene ba tàmbalee ak fi jëf ji yegsi ndax léeg-léeg nit di dund lu virtuel waaye bu sañoon nag àgg ca la nga xamante ni moom mooy réalité bi kon Claude sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm bu baax di la nuyu di sant sa jigéen bu baax bii nga àndal di madame Amina Amar yal na yàlla sàmm ko yàlla sàmm njabootam yàlla taxawu ko yàlla defal ko sag bu dootul sàggiku mukk ak sutura bu dootul xawwiku insha allahu taala di ñaanal yàlla Ahmed Amar ak waa Grand Moulin yépp ci yiwu rëy wii nga xam ni dafa bokk ci besoin physiologique yi nga xam ni ku saytu la pyramide des besoins dite pyramide Maslow Haram bu Ibrahim Maslow nga xam ni bi muy définir les besoins physiologiques respiration ca la bokk te mooy dund ndax gudd fan bàyyiwu fi nit gàtt fan bàyyiwu fi nit noyyi moo fi bàyyi nit xiif ca la bokk la faim ndax nit yàlla daf ko mooñaaleeg xiif lekk ndox daf ci bokk eau yàlla dafa mooñaaleeg nit mar naan sommeil ca la bokk yàlla dafa mooñaaleeg nit gëmmentu nelaw repos ca la bokk yàlla dafa mooñaaleeg nit sonn ak noppalu kon yëpp dafa nekk ay besoins physiologiques waaye boo yëgee ci beneen étape bi mu indi les besoins de sécurité santé daf ci bokk te boo wérul doo mën a xam luy njariñu noflaay doo xam luy njariñu ndox doo xam luy njariñu noyyi doo xam luy njariñu nelaw ndax léeg-léeg sax sa làmmiñ soof ñu togg ceeb bu neex nga ni ceeb bi saful xorom fekk yaa yëgul ni da nga feebar kon besoin yooyu bu ngeen ci dugalee seen loxo yàlla def tey mu réalisé wu sëriñ bi nee na mi ngi leen di santal yàlla waaye mi ngi leen di sant di nuyu doomam soppeem di Hadj Zeynabu Gay Touré di doom ci dëkk bi nga xam ni bu doonul woon li mu doon lii mu fiy def war na ko te yàlla def na nag mu mës a nekk ci xelam nekk ci xolam mu juddu ci màgg ci ñu yar ko ndax bàjjanam soxna Zeynabu si bint Cheikh Seydi Aboubacar si moo ko yar te kooku ku mu yar nga gimmi ci action sociale Touré yàlla na la yàlla fay yàlla sàmm la di nuyu seen directrice Hadja Binta Diop Badiane ak mbooleem ñu topp ci gannaawam yépp di ko jàppale sëriñ baa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ci sa taxawaay sa ponctualité sa détermination sa engagement di ci boole cant ak ngërëm jëm ci doomam di nitu boppam di sëtam di léppam nga xam ni yu mel ni bu xewee en général ñi mu ci gën a wóolu pour ñu taxawal ko ci la bokk muy docteur Mbaye Fall di nit ku serviable nit ku am engagement xam li mu bëgg ndax Sénégal léeg-léeg di nga fi gis ñaar yu am nuance te nit ñi mënuñu leen a teqale xamewuñu ko malin ak ko intelligent intelligence ci melokaan lay feeñ ak ci doxalin léeg-léeg nit wax ñu ni kii ku yeewu la fekk yeewuwul dafa muus rek waaye bu jëfee ñu xam ni dof la
léeg-léeg nit wax ñu ni kii ku yeewu la fekk dafa muus mais bu jëfee rek nga yëg ni dof la. yàlla nag dogal na ci njaboot gu intelligent googu yàlla dénk sëriñ bi Babacar Fall mii ci la bokk. mbay sëriñ baa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax fa lillahi alhamdu wa shukru. sañu ma wax ni ñun njabootam yi sant si ñemewuma ko ñun ñëpp moo ñu bokk jur. ndax fii ku fi toog rek tey ku baax ku la jeex ci jëmm sëriñ Babacar Mansour fekk la ci fii képp ku fi bëgg lu baax ku jeex jëmm sëriñ Babacar Sy Mansour ci sa jëmm fekk ko ca. kon ñun ñëpp moo ñu bokk jur ñun ñëpp moo ñu bokk yilif. yàlla dogal na tey mu am lu ñu fi dajale le pôle mère enfant moom la ñu wax. maa ngi gëstu benn maison de santé bu nekk ca Bordeaux Bagatelle muy une maison protestante boo xam ni ñoom ñi ngi engagé wu jëm ci lu mel nii te à l'heure actuelle ñi ngi nekk dans l'engagement dans l'obtention sax laay wax du label prévenir pour bien grandir. Prévenir pour bien grandir ñi ngi engagé wu dans l'obtention du label pour am lu mel noonu tey ci Bordeaux ma jël ko méngale ko ak li nga xam ni tey moom la yàlla dogal ñu taxawal ko fi te kenn mënul wax pôle mère enfant génne ci juróom bi ci jëkk mooy santé de la mère et du nouveau-né kooku mooy bi ci jëkk. bi ko ñaareel mooy la survie de l'enfant bi ko ñetteel mooy la santé de l'adolescent bi ko ñeenteel mooy l'alimentation et la nutrition bi ko juróomeel mooy la planification familiale. kon defe naa ni li pôle bi ëmb génnul juróom yii nag dafa am ku yàlla tànn te choix bi yàlla porté ci moom doy na teraanga wala ëpp na teraanga mooy tànn jigéen mu di ko ëmbal nit ñi di ko jural nit ñi. kon loolu bu ma ko waxee maa ngi bëgg a tudd ku ñuy wax sage-femme. kon la sage-femme a pour mission d'accompagner les femmes ci seen giiru dund ci kaw mu mën a assurer suivi médical de la grossesse envers une consultation prénatale par mois ba kañ ba xale bi am juróom-ñetti weer ci biiru ndeyam commencé di xàmmee sonorité moo tax Serigne Babacar Abdoul Aziz ba mu ñu jàngal ci daara ji daan na wax ni xale buñ ko ëmbee ba mu am juróom-ñetti weer lu ëpp ci li ngay déglu bu xale bi juddoo bu jooyee boo ko ko tegalee mu noppi. nga gis ni kon bu amee juróom-ñetti weer nga xam ni kon bu amee juróom-ñetti weer sage-femme boobu léegi fan la koy orienté mu jëm ci beneen consultation d'anesthésie pour la fin de la grossesse. kon ndekete taxawaayu jigéen yombul ndax choix bi yàlla porté ci moom ndax yàlla nee na maa jël sama loxo lal ko ci biiru jigéen butit boobu muy ëmbee doom ji mushtaqun min ismillahi arrahman. yàlla nee na sama yërmande ci laa ëpp ñépp waaye butitu njurukaay yu jigéen maa ngi ko dippee sama tur bu ñuy wax arrahman. sàkku ñeewanti yàlla yërëme ko ndaw ñi. kon Serigne Babacar Mansour mi ngi leen di xamal ni solul blouse de waaye jàppaleen ni ci yéen la bokk.
soxna Aïda Sy solul blouse waaye jàpp leen ni ci yéen la bokk ndax yàlla lii la bëgg waxuma sax nekk taalibe cheikh waaye képp ku baax kuy wut yàlla bu yeboo nga jéem a jóg ci lu nit ñi dunde ak lu ñu fajoo ku ko def tabax nga sa àdduna tabax nga sa àllaaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu